suñ jataayu tey bi woote bi mooy xew-xew ndax xew-xew Sénégal daf ko soxla xew-xew bi am fii tey ci tànk mooy affaire suuf bi nga xamante ne yàgg ngeen dégg ñu koy coow di koy jàmbat yàlla dogal nag ñu génnoon jamono yële def communiqué ñu ne kilifa bu mag daf ñu dalal suñu xel si dalal boobale xamal ñu ne kat ñoom liggéey bi ñu war a liggéey pour li ñuy jox Ngor Wakaam Yoff daanaka yemb na ba président acté na ko pour ñu war leen ko jox yàlla def communiqué boobu bañ ko defee am na ñu génn di ko fustiger ba nag ci loolu ne yàlla bi nga xamante ne dara teewu ko àllarba bi nga xamante ne moo weesu muy le 27 bi passé di barke démb son excellence dalal ay ndawu tànk ba ñu notifier leen lu nga xamante ne jox nañ leen ko ci suufu sa aéroport bi muy 4 hectares 4 hectares yooyu ñu leen jox yàlla def na même su ngeen déggee am na émission bu mooy jaax ce matin may ñaax pour que si camp gendarmerie bu Wakaam bi ñu am lu ñu fi jox waa Wakaam lu waral loolu mooy que ni ñoom projet boobu ñoo ko porté woon ba tey ñu jox ci mais son excellence le président de la république loolu la vraiment ndakate dégg na ñun suñu ay wax ba ñu mu jël na fa 1 hectare jox ko waa tànk jël 3 hectares jox leen ko fii ci aménagement bi ñu xam ne def nañ ko pour CDC ci CDC mais balaa loolu di ñëw it am na ay des milliers de parcelles yoo xam ne yi octroyé woon na ko Ngor Wakaam Yoff fële ci lotissement Dagoxol bi aménagement ville nouvelle bi ñu war a def foofu loolu nag moo waral ñu ne nañ leen woo tey yéen ngeen jël seede del témoin Sénégal que ne lañ doon wax ne président ak acté na ko moo waral ñu ko ciy gërëm di ko sant di ci gërëm di sant it xale yi tànk yi nga xamante ni ñoom ñoo porté woon dossier boobu di yëg di wàcc ba yàlla def loolu am tey di massawu nag xale yi nga xamante ne téye woon nañ leen ci revendication yooyu mais si suba ñu ngi may wax ni même am na ñu ci bàyyi démb mais dafa mel ni am na ñu des ñuy ñaan ña fa des nañ leen bàyyi vraiment ñu dellu seeni kër rafetlu nag trop son excellence ak équipe bi koy jàppale si wàllu foncier bi ba loolu am nekk na it ci xibaar yi ñu ma andil ne wax na waa tànk ne leen doléance yi jot na ko ñun ne kontaan nañ ci 4 hectares yi mais 4 hectares yooyu doyul li tax ñu ne doyul ndax coow li ba mu tàmbalee yàlla dafa def ñu liggéey ci liggéey bu mucc ayib liggéey bañ ca liggéey daf ñu yóbbu ci ñu xam li nga xamante ne moo nekk autour de l'aéroport liggéey ci ak les autorités de l'aéroport liggéey ci ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor wàllu sécurité aéroportière loolu bi ñu ko amee ñu am fële ci ancienne piste lu toll ci 2593 parcelles mu toll ci 84 hectares 49 ar 74 santiar muy TF 1306 DG ancienne piste bi ñu jegee foofu fële ci Yoff ñu aménagé fa 1074 parcelles nekk ci 25 hectares 79 ar 7 santiar mu dossier confirmation boo xam ne bi directeur des domaines bu fi jógee muy Mamour Diallo moo ko defoon mais moom ba mu defee projet boobu dafa nekkoon projet boo xam ne bii dafa laaloon lépp luy terrain foofu ba jël terrain jàmbur ñun bi ñu tëggaatee projet bi lépp loo xam ne li titre foncier privé la ñu dindi ko yem ci titre foncier état ak les teeni bu ngeen ko déggee mooy les terrains non immatriculés foofa ñu am fa 1074 parcelles su ngeen demee fi nga xamante ne ba tey ci biir aéroport bi am na fu nga xamante ne fii am na ay autorité
dañ gëmloo woon son excellence le président de la république que ne foofu mënuñu fa def projet ñoom ñu ne parce que ay antenne dafa ne mais bi ñu demee ba jamono ji ñu gis ne ñoom ña ko doon wax loolu di ko gëmloo defar nañ ay projet bëgg dugal ñoom pour ñu jox leen terrain yooyu mu toll si 37 hectares 99 ar 51 santiar di TF 17 621 NGA aéroport foofa yaa 884 parcelles loola bañ ca tegee loxo ñu jël ko it jébbal ko son excellence ne ko lii gars yi day ñii la doon gëmloo ne foofa mënuñu fa def ay projet ñoom dugal nañ pour nga jox leen ko pour décret ba nga fa defoon ne kenn du fa mën a def pour nga lever ko donc loolu jot nañ ci bañ jógee foofa ñu dem fi nga xamante ne moom mooy TF 5019 nekk ci hangar Prérin bi nga xamante ne état def na projet administration bu pare mu toll woon si 28 hectares ñun bi ñu ko xoolaatee càmbaraat ko gis ne yaa 18 hectares de plus yu ñu fa génne waat bañ ko génnee ñun ñu élaboré ko ci lañ defoon projet boobu pour que tey ji hôpital Yoff gis ngeen ne foofu yëpp day bu tawee maari day taal yi ñu ne loolu hôpital boobu war nañ ko jëlee fa mu nekk ak mairie bi délocaliser ko foofu moo waraloon foofu ñu aménager fa lu toll si 493 parcelles ak ay des équipements yu war a jël loolu le fële fii hôpital ba ne ñu def ko verdure def ko poumon vert parce que ndox yoonu ndox la ah fo loolu 18 hectares la 43 ar 07 santiar muy extension hangar Prérin ñun loolu lañu ko tuddee fi nga xamante ne mooy ci côté BOA bi ñu tuddee ko recasement 2 xam ngeen depuis ay jamono dafa mas a am coow dégg ngeen fi même ay famille bu yu ko daan kii foofa ba ñun bañ ko aménagé mu nekk si 436 parcelles nekk 15 hectares 67 ar 25 santiar loolu it nga gis ne jël nañ ay nit ñu mel ni ay Fallou Gueye jiital leen pour teg leen ci kaw population lébu yi loolu mu nekk loo xam ne li aussi injustice la jébbal nañ ko président pour que loolu ñu projet yooyu ñu téye ko xool nañ koy defee mu jaar yoon loolu boo ko seetee yépp dafa nekk 5480 parcelles te li ma leen wax 5480 parcelles yi ngeen liggéey dégg ni y a des équipements y a tout dedans y a des hôpitaux et tout lu ñu fa prévoir des équipements sportifs et tout mu toll si bu fekkee dañ ko wàll si wàllu surface dafay nekk 182 hectares 38 ar 64 santiar donc loolu ne ñu bëgg si jël rek 4 hectares di la ko jox vraiment nañ ko seetaat mais nag comme ndaw ña demoon si audience ba nee nañ ma président nee na jàngat yooyu nga ko yónnee jot na ko ñoom ñu ma ko confirmé ba fi mu ne nii am na ci projet yoo xam ne même dafa demandé nañu surseoir ko ba ñu càmbaraat ko seetaat ko pour lépp mën ko teg ndax bëggul vraiment population yi ñuy teg injustice ci loolu te ñun loolu dañ ñëpp ci war a ànd parce que actuellement pourquoi ñëpp bëgg ñëw centraliser wu fii ci Dakar maintenant étouffer Dakar du fii rek da ngay imaginez vous da ngay génne boolaa avant nga yegg kii aéroport AIBD àll boobu yëpp duñ ko exploité defar ko ay villes yu rafet communication bi di jàll normal transport bi nit ñi di dem ak dikk xam ne yow mën nga jógee de point A dem point Z à moins de 15 minutes doxi sa soxla demaat ñibbi sa kër mais pourquoi ñëpp bëgg mais parce que il faut prendre ñu yàqal dëkk bi man tey jii bu fekkoon ne man damay joxe ay autorisation Dakar kenn du ko fi joxe autorisation de wala de construire dafa doy il faut ñu innover mën a génn defar dëkk bi yaa ngi jël dëkk bi taaru dëkk bi dafa war a màgg mais yem ci benn lopin de terrain Dakar day dara non non kooku gis nga moom laa wax man je veux pas aussi ni may bañ ñu politiquer affaire suñu revendication suuf bi noonu laay bañ ñu politiser aussi affaire suñu ay xale yu ñu jàpp daf ñu metti lool parce que suñu ay doom lañ suñu ay rakka lañ suñu ay jarbaat mais buñ ko politiser bon parce que aussi yoon dafa am nangam bu fekkente ne yoon dafa instruire un dossier donc il faut nañ kii mais ñu ngi ciy waxtaan xam nga bàyyi ngaa la wax na la bàyyi nañ leen ñoom ñu ngi seen kër moom peut-être il a l'information que moi je n'ai pas parce que man du loolu lañ ma waxoon mais comme peut-être moom tànk la bokk parce que moom moo bokk tànkam nag bokkuma tànk man tànk dañ ma copté woon rek
pour tout ce qui est technique et élaboration des projets man ma di leen ci jàppale parce que ñoom amuñu woon ñoom matière bu ñu teg ci table bi bu leen état waxee lan ngeen ñuy apporter comme solution man dama ñëw pour apporter leen ay solutions parce que on a élaboré pas mal de projets avec des techniciens géomètres et tout donc man loolu laa xañ ci tànk mais bokkuma ci structure tànk moom Massa Bokk nag dégg ngeen ko bi mu jëlee kàddu wax na ne bàyyi nañ leen donc man damay mën a téye ci wax boobu donc man kenn yàlla kenn du leen fàtte mais bu ñu mayee dara bu ñu joxee dara plutôt lu ñu doon revendiquer dañuy jël ne nag doyul ñun foofu lañ toll.